ajuma fukki fan ak juróom-ñeent ci weerub novembre ci atum 2021 mbokku téléspectateurs yi safooti ànd ak ñun ci ITV yegg si leen nag jàmm ci seen émission Total Local di leen ko waxee ay bés yu ne incha allah dañuy dem ci gox-goxaan yu nekk ci biir Sénégal gi yëpp xool la fa xew ak itam jongante ya fa war a am ci local gi nan lañ koy amale ña fa ne nan la ñu fas yéene andi lu gën wala sax loo xam ne population bi dinañ ci gis seen bopp ci nu mu gënee loolee solo su wax xam ne dañ koy amal bés bu yàlla sàkk tey jëlee nag dañuy dem ci bët gànnaaru réew ma dem ba ca Richard Toll waxtaanee kenn ci ñiy xëccoo mbir ma turam ci Vieux Thiané moom nag dafa teew ci liste waa UCD buntu bi noonu la foofee ca Richard Toll nekk tête de liste bi moom nag la ñuy dalal Vieux mi xam ne yenn saa yi dañ ko koy woowee su après nag nañ xool ndax bu baax wala déet waaye nee nañ moom mooy le plus jeune candidat fi mu toll nii ci 557 communautés territoriales yi am ci biir Sénégal Vieux ñu nuyu la dalal ak jàmm bàyyi la nga nuyu waa Ndar waa Dagana ak waa Richard Toll. asalaamaaleykum maa ngi lay nuyu ku nekk si turam ak si santam di nuyu Richard Toll di aussi nuyu Sénégal gi yëpp. di nuyu aussi ñi nekk ci télé bi nga xam ne mooy ITV. d'accord alors Vieux ku Richard Toll sa xel xam na ni ay kàngam ñoo ngi fa ci wàllum politique. newul dëkk boo xam ne politique lu bees la fa wala dañ ko fay doogaati commencé ti ko fa def. yàgg nañ koo dégg yàgg gis ay nit ñoo xam ne dañuy jóge Richard Toll sax te ñëw fii ti wane seen bopp ci mbiru politique. yow en tant que jeune. yaa ngi ñoo ngi koy junj ci tàmbali gi say fanweeri at moo ngi doogaati mat. yaa ngi doon ki gën a ndaw. ci candidat yi si lu ñu jàppagum ci local yi ñu jëm lan moo tax yow nga ni fi mu toll nii 2022 bile man Vieux Thiané damay demal sama bopp ngir bokk ci ñuy jongante ngir nekk maire foofee ci Richard Toll. waaw jërëjëf mon frère comme ni ma ko waxee rek ak ni ma koy yàgg waxee Richard Toll dafa nekk commune boo xam ne nii du commune bu ndaw te commune bi ci biir commune bi dafa am ay nit ñu borom xam-xam yu fa dëkk. moo xam ci côté ndaw yi moo xam ci côté mag ñi ñun nag bu ñu ñëwee gis ne kat commune bi war na mën a dépasser fi fu mu nekk loolu moo ñu motiver moom moo ñu pousser ñi bëgg a nekk candidat raison pour laquelle ñu def le maximum possible pour taxawal ci ñu candidat comme ni nga ko waxee. est-ce que waaj gi ak wax ak ñi nga war a waxal parce que. jeune nga d'accord am nga benn indépendance majeur et vacciné mais jël décision bi nan la demee da nga toog xool ne Richard Toll am na lu fa war a am wala ñun ndaw yi Richard Toll am na loo xam ne war nañ ko teg wala ñun ndaw yi Sénégal am na pierre boo xam ne war nañ ko andi ci politique Sénégal loolu tax yow Vieux nga ni man damay bokk ci jongante yi lan la déclic bi lan la war a doon. déclic bi lan la mooy premièrement dañoo am ay projet ci biir commune bi projet yoo xam ne nii du projet personnel. mais dafa nekk projet yoo xam ne nii bu ñu ko tegee ci commune bi dana dépasser ci nu mu nekkee benn bi aussi mooy ñi dëkk ci commune bi xam commune bi gis ne commune bi dafa am ay manquement dafa am ay problème te problème yi dafa bëri lool bañ jugee taxaw def porte à porte def ay déplacement dem ci nit ñi dañuy jox ay retour yi ñu jox yi ay problème la yoo xam ne nii kenn mënu ko régler ku dul koo xam ni dafa jël intention bëgg Richard Toll bëgg Richard Toll soqaliku te ñëpp xam nañ ne Richard Toll nekk na 3e ville économique au Sénégal te 3e ville économique au Sénégal du ville bu tuuti. ville bu mag la te ville bu mag lu koy doxal lu koy soppali il faut que mu am ay nit ñoo xam ne ñoo am ay motivation am ay projet bi dëkk bi loolu moo ñu gën a poussé ñu jël intention pour nekk candidat tey. projet yooyu nan la waa localité bi est-ce que ñoom ñëpp ànd nañu ci kiiti Vieux Thiané ci taxawaay gi mu bëgg ànd ak waa UCD buntu bi ci local yooyee nan lañ nar a def ba mbir ya mat taxawaayu ndaw yi ndamit ndax xool nañu bu baax liste yi ñu ñuy àndal ak ñeneen ñu ñuy yóbbu lépp ci local yooyee nekk ay poñ yoo xam ne incha allah ci ñaareelu pàcc seen bloc d'information Total Local. da ko bu baax gërëm ko moom Serigne Modou Mbacké Niang ci xibaar yi xam ne moom la ñu andiloon ci marax gi mbokk yi ñu yegg si waat ci ñaareelu pàcc seen Total Local ni ma leen ko xamalee tey nag ñu ngi dem ba ca gànnaaru réew ma ca Richard Toll ngir waxtaanee ca local ya ak kiiti Vieux Thiané moom mi nekk candidat bu coalition Union Citoyenne buntu bi moom mi ti waxte ne mooy maire je dirais pas encore maire je dirais candidat bu gën a gum ndaw ci local 2022 yi ñu war a amal ci ñaar
fukki fan ak ñett ci weeru janvier alors vieux sànq ba ñu yàlla wax naa la ko ne nga da ngaa taxaw def seetlu maanaam dem xool li waa Richard Toll soxla dem xool li waa Richard Toll soxla fi bëgg lan la ñu leen war a defal waaye loolu mën nañ ko jàppee ab mbir boo xam ne lu war la ndax doomu dëkk ba nga jàpp nga ne am na loo xam ne war nga ko mën a def est-ce que dafa nekk loo xam ne sacerdoce la bu war a tax nga ni yow man comme que waa Richard Toll nee nañ ma lii la ñu soxla rek kon damay dem xëccoo nekk maire wala waa Richard Toll dafa am ñenn ci ñoom ñoo xam ne dañ ne vieux mi gis nañu moo ngi def dara moo ngi am nañu kon nañ ko jël ñu tabb ko. Effectivement dafa am fu ma jaar dama jaar ci ay mouvement élèves jiite élèves Richard Toll jóge foofu jiite étudiant Richard Toll ci loolu ci la ay kilifa ay paa ay kilifa xam ne kii suñ ko ngembee suñ ko jiitalee liñ bëgg ci dëkk bi danañu ko mën a defal parce que jeune bi am na compétence bi bul fàtte ne man am naa yenn compétence yi parce que lu mu gat am naa yenn expérience yi parce que directeur établissement la te établissement bi may jiite du établissement bu ndaw kon c'est-à-dire man am naa yenn compétence yi jëm ci wàllum diriger kon ak lu mu mënti demee bu ñu gisee ne fii ça fait mal dëkk bi war na maanaam ñu jug ne kii war nañu mën a defal lu ñu bëgg moo tax peut-être ñoom ñu taxaw ne kaay ngeen la kaa ñuy jiital la pour nga defal ñu lu ñu bëgg. mais vieux waaye Richard Toll est-ce que xam nañ loolu parce que wax na jiite naa élèves yi jiite naa étudiants yi ba ngay jiite étudiants yi Ndakaaru nga leen jiite. ba ngay jiite élèves ya boobu jamonoy xale la woon. entre temps est-ce que vieux wane na boppam ci lenn loo xam ne ci langum politique la wala ci langum social boo xam ne waa Richard Toll dinañ wax ne diw mi kat peut-être su ëllëgee mën nañu am njëriñ ci lii wala ci lale. parce que njiite moom. fii moom mën nañ jàpp ne Sénégal parce que ñëpp nekk nañu ay président wala président amical universitaire. moo xam nga li nga wax dëgg la. moo tax ma sama discours tout le temps dama naan bu doon sama sago. balaa nit ñi dañaa bëgg a jiite dañu xool sa série. man ba ma nekkee étudiant lañ ma commencé di parrainer ay nawetaan ba ma nekkee étudiant laa de te nawetaan yi ni ma doon parrainer mooy nawetaan yu gën a am doole ci biir Richard Toll. muy ay nawetaan zone 2. man ba ma nekk étudiant laa commencé di évoluer dans le domaine social. di may ay bourses étudiants di jënd ay recrutement étudiant di dem di créer ay événements. naka la maa ko njëkk a jëlee Dakar yóbbu ko Richard Toll ngir bëggal jeunesse Richard Toll. kon c'est-à-dire man du question ne étudiant wala mënul jiite moo tax ma bëgg taxaw mais am loo xam ne nii commencé naa ko di jëriñ dëkk bi avant may xalaat ne man dinaa mas a nekk maire. voilà. d'accord vieux ci langum politique Richard Toll wax naa ko sànq nekkul langue boo xam ne dafa vierge nekkul loo xam ne kenn mosu faa ne déjà seen maire mi fa nekk Amadou Mame Diop ñëpp xam nañ ne am na noo xam ne am na ko taxawaay ci biir mouvance présidentielle bi ndax sax ba président ngir gën koo dooleel am direction boo xam ne jox na ko gis nañu Khalil ak mouvement am itam doole gi mu am foofu l'homme am mouvement bu ak doole bi mu fa am ñeneen ñi xam ne dañoo nekkoon ci biir mouvance présidentielle bi ñoom tamit façon benn pàcc boo xam ne dañuy am muy waa Dekkal Yaakaar bu Richard Toll ñooñu ñëpp suñu nekkee ay cadre ñu ràññee leen ci langum politique bu Richard Toll yow kenn xamuloo mën nañ jàpp ne bébé nga fi mu toll nii ci langue politique je pèse bien mes mots langue politique bu Richard Toll lan nga yaakaar ne say chance loolu la da ngay dem pour xool poste mairie wala da ngay dem pour xool poste conseil municipal képp. non xam nga déjà da nga utiliser mot sensiblement bébé xam nga bébé mi ngi ci kër ya ci wetu yaayam ñu koy teete man du ma bébé ci dara. non ci langue politique bi la tanoor laa non doo tanoor parce que bokkoo woon ci local yu 2014 bokkoo ci présidentiel bu 2019 bokkoo ci yeneen mais xam nga da nga may tuuti rek ma expliquer li tax ma lay xamal ne man tanoor laa ci langue politique bu Richard Toll fu ñu nga lim nii fu ñu taxaw man dama fay taxaw lu ñu def benn ci mobilisation ma def ko triple ci mobilisation. waaw xam nga vous savez pourquoi parce que du question ne c'est la première fois may dugg ci élection locale rek moo tax ma wàcc nekk bébé bu ma doon bébé ci élection yi. non bees nga ci foofu nga nangu ko. waaw mais attends bees laa ci mais bees laa ci mais exception la. xamul tax parce que man gaañi laa ci biir gaa yi parce que tey bees laa mais teewul man maay premier candidat bu njëkk validé candidature am.
et pourtant c'est la première fois dans l'histoire may dem ci élection. malgré rejet yeeg yéen ñëpp bon yow. man kenn rejeté wuñ ma ci dara. c'est-à-dire tey ñi nga xam ne dem nañ élection benn yoon ñaari yoon ñetti yoon expérience bi ma ci am ak technique bu ma doxalee ñoom doxalee wuñ ko. bu dee jóg maa leen njëkk jóg bu dee pare maa leen gën a pare fu ñu taxaw mobiliser fa 100 ma ñëw mobiliser fa 300. yaa ngi doon wax léegi affaire kenn xamul man la ñu gën a xam instant bi may wax yow nii man la ñu gën a xam ci candidat yu am Richard Toll yëpp man maa fa gën a siiw. loolu mais bee ngi fa Moussa Lom moo ngi. boo gisee man la maa fa gën a siiw. tey jii nii duggul Richard Toll du ñàkk na def nga gëstu. yow xam nga baax li may wax xam nga ne ki nga toog ak nii. am na lu muy pesé à Richard Toll yow xam nga ci dara parce que def nga wuti ay information boo duggoon Richard Toll tag entre Richard Toll bienvenue boo policier ba taxaw boo leen viocaan nañu ni yii xam nañ ko. béréb sangam xam parce que lu tax parce que man bàyyi ba ne élection jot na. ma jóg man damaa yàgg dox ci luy soxla Richard Toll avant ñu wax waxu élection kon du ma ñoo xam ne ni tey. loolu c'est normal. loolu parce que doomu dëkk nga. mais soo yeewoo ci dëkk. mais may ma expliquer rek doo defar ci dëkk bi. mais may ma expliquer rek loolu nag am na ñoo xam ne nii actuellement ay candidats lañ ñi ngi dem élection. mais lenn xam nga mooy ñi ngi dem ci yenn béréb yi parce que dafa am lu ñu bëgg période élection la par rapport ak man yàgg naa di jug di dem si nit ñi. yàgg naa di dox lu ñor nit ñi yàgg naa di def sacrifice ngir Richard Toll avant ñuy wax waxu élection kon kooku bokkut ak koo xam ne nii dafa bàyyi ba élection jot ñëw man damaa pare ngir dimbale soqali sama commune avant ñu wax waxu élection kon man gars yi laa ci biir gars yi du ma n'importe quel candidat. mais vieux su ñu waxee de manière raisonnable. vieux yow. sa aqulaay taala est-ce que yow. maire bi ngay xool. wala conseil municipal ngay xool. bu doon man damay xool nekk conseiller municipal. dama nekk tête de liste majoritaire. damay dem nekk tête de liste. mais pour rappeler aussi que ne da nga dem ci liste jàmbur maanaam ci coalition jàmbur nga demee. bu waa UCD buntu bi nga ñoom ñoo la jox seen. non xam nga kooku nekk ci. mouvance présidentielle bi yow ngay dem ci xëccoo ak waa mouvance présidentielle. non xam nga bokkul. xam nga dafa am lu ñuy wax coalition. man ba ma taxawee dama bëgg nekk candidat damaa gëstu xool ñan laay war a ànd ak ñu mu dul ànd ak. te bunt bi. coalition la man ma génne teg ñu boole ndoo déposer suñu caution te boo xoolee ci biir bunt bi dama seet bu baax a baax yan nit ñoo fa nekk bala may def quoi que ce soit di ànd ak ñoom yàlla def ma am ci ay nit ñoo xam ne nii bon ñëpp xam ne ne ay jàmbaar lañ ku mel ni Soham tey Soham nekkul n'importe qui ci Sénégal. moo tax ñenn saa yi ñeen ti leen tooñee. non non coalition daw làqu yi la. coalition daw làqu la parce que da ngeen amul feneen foo leen. non bokkul xam nga man tey. nekk na nit boo xam ne nii tey fu ma mënoon dem dañ may jël dañuy accueillir xam nga tax parce que nit dañ koy xool ci CVM xool ko ci comportement xool ko ci capacité am ak engagement ak ay détermination pour que nga mën ko choisir. te ñoom. ba ñëwee pour ñu travailler ensemble xam nañ ne kii ñuy liggéey du n'importe qui. kii tey jii nii même dans tout le département de Dagana moom dafay peser lourd te département de Dagana moom ma sa commune de Richard mais dama la département de Dagana man dama fay peser lourd. peser boobu ma fay peser nag moom moo tax peut-être man ma gën a am engagement gën a am détermination xool ne kat coalition bi ñi fi nekk ñi man ak ñoom du ñàkk ne cette fois-ci bokk nañ gëm-gëm ñi àndandoo dem. benn bi aussi il faut que gars yi xam. ne élection locale du élection. présidentielle élection locale nit la maanaam ñu xool ne kii Vieux Thiane ak Ndiaye ak Samba ak Demba da ngay xool kan moo la doy. te bien sûr suffrage universel direct la. très bien kenn ki la ñuy fal. très bien ci kanam. te aussi da am na benn affaire aussi bu ñuy ñëwaat sànq ba nga naan ay Richard Toll ba ma la benn information tey nga xam ko Richard Toll quartier boo dugg am naa fa représentant. te représentant yi du benn représentant ay représentant la. représentant Vieux Thiane lañu wala représentant ab mouvement la wala représentant ab groupement la. représentant Vieux Thiane. c'est-à-dire man Vieux Thiane da nga am sa parti bopp wala da nga am sa mouvement bopp wala da nga am loo xam ne yoon reconnaître na ko. très bien très bien. dama lay benn affaire man mouvement laa njëkk a créé ñu tuddee ko ATR. taxawu Richard Toll ba ma koy créé dama ko créé woon ba ma nekkee élève. parce que dafa am loo xam ne deret bi daw sax mu si man depuis ba ma nekkee gone ba léegi mooy ndaka la ñuy def Richard Toll. ci kër politicien nga nekk. dem loolu tamit nañ comprendre nga pour xamal la ne la man quartier boo dugg laa de te représentant yi bul jàpp ne benn jeune. mag ndaw
mag ndaw te représentant yi ñoo xam ne mu demee ñooñu dañ may représenter parce que dañ ne Vieux Thiane mi suñ ko jàppalee dina am lu ñu bëgg c'est suñu Richard Toll loolu moo tax ñu jël intentionné yaa ngi représenté la tel quartier jàppale la dimbal la defal la mobilisation jéem a convaincre jéem a waxtaan ak askan wi jéem a jël programme bi proposé ko askan wi pour ñu mën a dimbale. d'accord vieux ñu wax ba léegi ci mbirub xëccoo gi local yi wax ko seen liste jàll na normalement comme lettre à la poste boo ko leen ci ñi xam ne am nañ ay yenn tracasseries waaye dañ ndaw yi ren ñi ñooy dem laajoon naa la ko keroog bañ tasante ci pencum ndaw ñi 90.3 li dama koy laajaat tey pour téléspectateurs yi ñuy teewlu vieux ndaw yi ñooy dem d'accord ñaw yi ñoo ne dañoo bëgg dem waaye liste yi est-ce que nekk na liste yoo xam ne boole ngeen ci ñëpp ndax ndaw kese mënul yore réew ndaw kese mënul yore gox ndax gox am na noo xam ne daf fay doxee mag mën na ci am solo jigéen war na ci am solo keneen ak keneen mën na ci am solo est-ce que égalité boobu noonu yaa ngeen ci bàyyi xel ci seen liste yi ngeen defar ne ay liste copain copine non effectivement xam nga liste boo koy defar du question ne monsieur Thiane moo bëgg a nekk maire day tëju defar liste boppam déedéet moom su may defar liste daf ma ànd ak équipe ñu toog ñu defar lu ñuy defar te bañ koy defar dañoo xool lu Richard Toll laaj ñu demee ci noonu mooy maanaam dañoo dem ci côté mbay ñu jël ay agriculteurs ci côté commerçant yi ñu dugal leen côté boo xalaat am na mag am na ndaw am na élève am na étudiant am na ouvrier am na professionnel am na enseignant am na loo xalaat am na suñu biir liste bi kon bañ koy defar tëjuwuñ fenn ne kii sama copain la kii sama nangam la déedéet ñoo xool ne kii kat am na capacité kii kat bu nekkee conseiller dana apporter dara Richard Toll ñu jël ko dafa ñu lenn lu rek topp règlement bi muy xool li baax ci commune bi ñu def ko lu bon ñi tegeeku na le kon yéen bokkoo leen ci ñooñu xam ne dañuy wax ne non affaire ru ndaw la léegi il faut que révolution générationnelle am non ñun ndaw ñi kese ñoo war a yëg xam nga gars yi buñ naan ndaw dañoo comprendre am nañu bëri ñu naan ndaw xam nga ndaw xam nañ ko am 1 an ba 40 ans ba 30 ans dootutul ndaw kooku lu mu def xam na ko ci lu mu dugg xam na ko kon buñ ne ndaw mënul dem sans pourtant mu ànd ak ay mag man mënuma dem sans pourtant mu ànd ak mag man bu ma nekkee le plus jeune candidat man sexe masculin la sama deuxième personne bi dafa doon jigéen mais kooku noonu sama am moo mag fukk junni yoon mën na ko jël comprendre nga rien que pour wax la du question ne liste bi liste jeune déedéet am nañ koo xam ne nii moom mooy nekk suñu directeur de campagne pareil kooku aussi mag la ñun mooy suñu doyen ba ma nekkee xale sax moo ñu doon ñawal kon c'est-à-dire kon bu gars yi jàpp ne kii candidat jeune candidat la rek liste bi ay xale rek ñoo ci nekk déedéet ay intellectuel ñoo ko ëmb ay kilifa ñoo ko ëmb n'importe qui mi ngi ci biir am na sax ñoo xam ne nii ay maître coranique la ñu ngi ci biir liste bi ñu joxe xam-xam am na lépp a ngi ci biir maanaam suñu liste mooy liste boo xam ne nii ku ko tegoon da nga naan ñii ba ñuy togg seen liste bi nu mu demee nii dañoo defar suñu liste set wecc te ko dem déposer lépp lu ñu ko def ñu def ko ba yàlla def ci ndox mu sedd guy muy récépissé numéro 1 la ñuy am. ñun ñooy première liste bu gars yi njëkk a validé ci département bi yëpp nag. département bi waxuma si ko mais département bi yëpp. bu Dagana ñu fàttali ne ñoo ngi dalal kii di Vieux Thiane nekk li tête de liste majoritaire bu UC buntu bi foofee ca Richard Toll ci jongante yi war a am ñaar fukki fan ak ñett ci weeru janvier ci atum 2029 alors Thiane léegi dañuy yegg ci défi yi xam ne moom moo leen di xaar. ñëpp di leen ci xaar surtout nag waa Richard Toll ndax dañoo nekk di wax mbirub koom-koom ñeneen di wax mbirub développement ñeneen di wax yeneen employabilité wut mais dafa am ay poñ yu am solo yoo xam ne yenn saa yi dañ koy xaw a fàtte léegi suñu wax développement dañu wax développement durable te développement durable ku ko xalaat da ngay xalaat environnement maanaam alam gi te Richard Toll nekk na zone boo xam ne am na ndox am na suuf am na mbay am na sàmm yooyu yëpp mu nekk fa waaye yenn saa dañuy wax environnement bi dafa mel ne dañ koo xaw a sonal xaw ko dégradé ba de sorte que ne liñ ciy xaar yenn saa yi ña fay liggéey duñ ko mën a nan ngeen xalaat ne yéen ñi ànd ak Vieux mën ngeen xool ba gox boobee lii mu soxla ci alam gi yëpp mu mën cee jotaat wàllam. bon di lay remercier ci question boobu noonu parce que question bu pertinente la ñëpp xam na ne Richard Toll du commune bu ndaw mais n'empêche que ñu fa dëkk ñi ngi am ay problèmes yu dul jeex. comme ni nga ko waxee côté environnement côté cadre de vie loolu moo ñu poussé suñu biir programme ñu installé ci infrastructure et cadre de vie. teg loo xam ne ni tey képp ku ko dégg wala képp koo gis da nga mën a ñëw apprécier te Richard Toll am na problème mu ndox.
am na ay problème mu courant am na problème yu dul jeex am na aussi problème boo xam ne ni côté cadre de vie bi nga wax bi ay problème ak ñu fa ne entreprise yu fa nekk yi entreprise yoo xam ne nii tey ñi ñuy indil ay problème yu dul jeex te pourtant amul kenn si population bi ku mën a jug dénoncer loolu lan nga ko mën a dénoncer leen la mooy nga dem presse bi nga bind lettre wala peut-être nga dem mairie et peut-être kenn mënul xam tey instant bi nii lan mooy problème mu entre entreprise yi fa nekk ak mairie bi te loolu pour ñu xam ko ñun il faut que peut-être ñu gën ci gëstu mais pour ñu mën a gën a am poids ak ñu gën a mën a prêt pour mën a défendre loolu il faut que waa Richard Toll jox ñu mairie bi pour ñu mën a teewal askan wi. ngeen seen xel fi mu toll nii maanaam projection lenn loo xam ne leer na leen ne fi mu toll nii suñ ko defee lii di coow alam bi xam ne yenn saa yi day bëri loolu Richard Toll dinañ ci mën a andi ay saafara est-ce que am ngeen ay xalaat yoo xam ne nekk na seen xel nekk seen programme pour ëllëg. waaw xam nga boo xoolee suñu programme dafa yaatu. am na par exemple lu mel ne côté accès universel sociaux de base. Richard Toll dafa am problème ndox dañoo fas yéene def ay nouvelle branchement. Richard Toll dafa am problème électricité parce que da ngay dugg ci dëkk bi di lëndëm kurus am na quartier yoo xam ne ni même foo xam ne foo mën a joxee Richard Toll ville sax dafay lëndëm kurus boo fa duggee fu naan Richard Toll ville day lëndëm kurus boo jógee ci loolu Richard Toll suñu hôpitaux yi dafa am ay problème yu dul jeex mais taxawal ba léegi ci place li ma la laaj ni mooy mbirub alam bi en tant que tel lan ngeen ci prévoir parce que dinañ dem ci yeneen points yi benn par benn mais par rapport ak alam gi en tant que tel parce que c'est quelque chose d'essentiel ndax mbay mi su fekkee ne alam gi foofu doxul duñ ci mën a gis seen bopp sàmmkat yi duñ ci mën a gis seen bopp ñeneen ñi xam ne dafa nekk itam duñ ci mën a gis seen bopp lan ngeen ci prévoir ci côté alam gi en tant que tel préservation environnement bu Richard Toll. xam nga côté boobu noonu dañ ciy sawar a tontu. vous savez pourquoi xam nga Richard Toll dafa nekk ville économique boo xam ne nii lu jëm ci wàllum agriculture dafa dox. mais jamono ji toll nii ña fa nekk di dox dugg ci wàllum agriculture dañoo am problème. problème bi ñu am mooy dañu am problème manque de moyens am nañ problème suuf parce que suuf bu ñu waroon jël pour bàyyee ci ngir dimbale ngir doxal dañ ko nangu ci ñoom dafa am ñu fa nekk ëpp ñu doole moom moo tax lépp loo xam ne nii tey. suuf la ñoom ñu jël ko féete ko seen boor. parce que da ngay dugg ci benn bërëb. teg koo xam ne à la place fu mu waroon amee 1 hectare pour bay mu am fa benn genre benn pàcc. c'est-à-dire même pas hectare mais pàcc ñun nag côté boobu lu ñu jël mooy dañoo jël intention recenser. képp kuy dox ci wàllu mbay ci Richard Toll ñu recenser la xam lan mooy sa problème. xam la mooy sa mbébét ñi fas yéene doxal comme ni ñu ko war a doxalee. ñoo xam ne ni dañu ay projet ñu war a financer la lu mu ci wàllu bay ñi financer ko. loo xam ne ni aussi ay accompagnement la ñi def ko loo xam ne ni aussi lu mu rectifier la ñu rectifier ko lépp loo xam ne ni daal avantage yu baykat yi la avantage bi la su boobaa ci loolu la ñuy dox. ci mbënd mi ndax dafa mel ne dafa mujj doon seen i mbir. mbënd mi moom léegi waa Ndar la woon ak waa Dakar ak yeneen waaye mbënd mi itam moo ngi commencé te leen am doole réseau assainissement yi ak yeneen yu ñu mel est-ce que tax xalaat ngeen ànd ak yenn ci projet wala yenn ci ay mbir yoo xam ne nguur gi taxawal na ko ay projet PACASEN Promoville ak waa ONAS ak ñu mel ngir mën a xool noo leen def ba waa Richard Toll su nawet bi jotee su asamaan si xiinee rek ñoom seen xel ba na xiin. bon effectivement ci biir programme bi dañoo créé lu ñu naan régie municipal régie municipal yooyu noonu créé nañ lu ñu naan régie de l'assainissement municipal RAM. xam nga quartier boo dugg ci Richard Toll am na problème yoo xam ne nii chaque fois dañ koy jànkonte bu mbënd bi ñëwee. je vous dis defuma pour publicité defuma pour tagg. am na ay jamono yii passé sama papa moo jël ay machines yu muy jaay séddale ko ci quartier yi may ko quartier yi. parce que gis na ne bu tawee. problème yu mitti la waa koñ bi di jokkonteeg moom peut-être amul maqaama dem génn ndox mi mu dem jël ay machines yu muy jaay bees tax dem séddale ko may ko waa quartier bi ñun nag prévoir nañ pour def plus xam nga boo jëlee ñetti machine may ko ñetti quartier yeneen quartier yi aussi bu ñu amee problème day causer problème ñun dañoo jël intention ak suñuy moyen bopp dem wut ay machine quartier par quartier au lieu que mairie bi di koy gérer ñu jox ko chef de quartier yi wala ñu jël ay représentants sa quartier ku nekk ñu jox la machine yooyu gérer. au lieu ñuy yegg ci ngàcc. est-ce que nekkul lu gën mooy nga liggéey ba ndox mi bañ a taa. waaw moom laa lay wax. xam nga loolu ay machine la. mais xam nga boo ñëwee nekk maire am nga ay projet yoo xam ne ni lépp lu jëm ci wàllu assainissement da nga koy teg. jënd machine ci lay bokk parce que loo defar ba nga jënd machine. mais bala ngay wax machine mais da ngay defar. ñun
am nañ intention defar lu yàqu. ñi defar lu ñu war a réfectionner ñi réfectionner mais loo xam ne ni aussi lu ñu war a jënd la dañ koy jënd mooy li moom mooy machine yoo xam ne nii dañ koy jënd teg ko quartier par quartier. nga xam ne lépp loo xam ne nii tey mënd la bu ñëwee au lieu que muy lor askan wi du leen mën a lor parce que day fekk ne ñun pare nañu pare. ci mbirum kaaraange ak mbirub wér-gi-yaram la ñuy jeexalee ndax lim jëm ci mbirub kaaraange ak wér-gi-yaram maa ngi fàttali rek ci ay jamono am na ab ndaw boo xam ne dalaloon nañ ko ci plateau bi fii mu jóge woon Richard Toll seen ñaxtu lenn la woon amuñu woon sax ambulance. mujjoon nañ ko ndax après émission bi am na ay démarches yu gars yi defoon ba ñu mujj am ambulance dëkk bu toll ne Richard Toll war a am weesulu mbirub ay ambulance sax ki poste santé peut-être dañu war a wax nan la ñuy def ba seen plateau médical gën a jug ci kaw waaye itam lu jëm ci mbirub kaaraange gi nekk loo xam ne du nekk zone boo xam ne grand bandit yi foofu la ñuy def seen ay scale ak wala ñu fay jaar est-ce que yaa ngeen ci bàyyi xel itam ndax nekk na zone boo xam ne xaw na jege loolu frontière ak Mauritanie. Effectivement xam nga Richard Toll dafa nekk commune boo xam ne nii lu jëm ci wàllum santé dañ leen si war a dimbale te ñëpp xam ne Richard Toll plateau médical bu am ci district yi dafa faible très faible même benn bi aussi mooy côté plateau technique bi pareil manque de personnel en même temps aussi am na équipement yoo xam ne nii mi ngi fa dañ ko war a changer complètement yokk équipement yi yoo xam ne ni mooy équipement yi ñu mën a permettre ñu mën a accueillir maladies yi parce que mënuñu comprendre commune bi mel ni Richard Toll ay bëriwul ay cabinet privé public bi la gars yi gëm parce que peut-être mooy demeewul noonu mais il faut que lépp loo xam ne ni tey branchement la lépp loo xam ne installation la comme lu mel ne plateau médical yu efficace yu professionnel loolu la ñu fas yéene defal Richard Toll waaye loolu la ñu fas yéene indil Richard Toll waaye parce que ñëpp xam nañ ne commune ba lu jëm ci wàllum santé dafa sooxe googu mu sooxe nag moo tax ñu ne ñun dañuy installer ay plateau médical en même temps aussi dolliwaat personnel bi parce que personnel bu fa nekk bi c'est vrai que ne qualifié nañu mais il faut que ñu dolliwaat encore pour ñu gën leen mën a dooleel. d'accord pour terminer mbirub wér-gu-yaram bi ak mbirub kaaraange gi wax nañ ko dañuy wax ci mbirub xëyub ndaw yi employabilité ak nan la ñuy def ba insertion mën a am ci ndaw yi ñu si bëri dañuy wax ne non su ma mënul nekk ci tool yi yenn saa yi il faut que jógee Richard Toll ma ñëw Ndakaaru wala ma dem Ndar en tant que tel wala ma dem jéggi dex bi dem Mauritanie pour mën a am foo loo xam ne di nga ko koppartu nan ngeen yaakaar ne noonu la ñu war a mën a def ba ñiiti ndaw Richard Toll ñu mën a jàng Richard Toll jàngi UGB waaye mën a ñëwaat liggéeyaat ci seen foofee. très bien xam nga loolu dafa nekk lu extraordinaire parce que Richard Toll commune boo xam ne ay jeunes kese la ci biir programme bi ñu créé benn affaire bu naan tekki fii mooy loo xam ne nii mun ngeen dëkk sa dëkk nga jàngee sa dëkk dem jàngi ñëw mais war nga mën a tekki sa dëkk loolu moo tax ñu jël initiative créer 2000 emplois 2000 emplois la ñuy jël intention pour créer 2000 emplois sur combien de temps 2000 emplois saa wuñ toogee tag mairie bi en personne dana créer 300 emplois direct 300 emplois ci seen at boobu noonu ngeen toog effectivement 1700 emplois yu des yi muy doon initiative mairie bi c'est-à-dire mairie bi si boppam moom mooy créer ay entreprises yoo xam ne nii ay projets ak entreprises yoo xam ne nii moo koy permettre mu mën a recruter les 1700 emplois yu des yi parce que dara ump la fi ay jamono Abdoulaye Wade dafa ñëw ne day créer ñaata emploi emploi yu bëri loo xam ne koy créer mais tey lu tax mu créer emploi la dafa ñëw créer ay projet parce que boo amee ay projet emploi day am parce que projet boo am nay chantier da ngay jël boo amee ay projet ay tëli da ngay jël ay nit mais ainsi de suite kon maanaam da ngay créer projet ngir emploi nga am loolu moo tax ñu créer programme bu naan tekki fii maanaam Richard Toll bu ñu jëlee maire bi incha allahu rabi ñun fas yéene nañ bépp jeune ba fa nekk nga jàngi nga ñëw ñu fexe de telle sorte que noo bokkee ci programme bi ñu naan programme tekki fi parce que loolu mooy intention programme buntu naataange pour jeexal rek damay am benn tooñ bu ma lay def sa programme gis naa ci ay stade ak ay affaire piscine ak yu ñu mel est-ce que du nekk loo xam ne day xaw a utopie ndax gis nañ fi benn maire bu nekk fii ci biir Ndakaaru stade da ba mu ko diggee ñooñu def na fa presque ñaari mandat stade bi bañ ko inauguré yàggul est-ce que loolu nekk na loo xam ne soo leen ko waxee ndaw yi peut-être du mujj wax ne ay naxee mbaay la yoo xam ne daawoon nañ ko dégg fenn Richard Toll ñu am defal ñu fa piscine moom xanaa 2030 la doon non jamais xam nga question de stade question de piscine ay question de minute la vous savez pourquoi xam nga mairie am na budget oui c'est vrai
mais mairie aussi. budget bu néew nag. waaw moom laa nii moom foofu laa bëgg a ñëw am na budget mais mairie dafa war a am. partenaire. maanaam mairie warul toog rek budget. mairie dafa war a jug di gëstu di wuti. parce que am na ONG yoo xam lu ñuy xaar dimbale ab maire. dimbale ab commune bu ñëw doole. kon daal fi mu toll nii sa projet sa programme smart na nu ko gars yi waxee. ñun programme bi ñu présenté château wala yi dañ ko maîtriser xam ko teg ko parce que dañoo dem ci bëgg demander di château la yi seen bëgg loolu moo ñu mën a permettre incha allahu rabi. sant ko bu baax gërëm ko Mama Vieux Thiane nekk kii xëccoo fële ca Richard Toll lii ci mairie bi ngir wuutu kii ci docteur Amadou Mame Diop mi fa nekk ci jamono ji moom nag moo fay teewal coalition bi ci Union Citoyenne buntu bi ñu xaar rek xanaa fii ak 2023 2022 xool fan la mbir yi ci mujjee sant leen baax mbokk yi yenn itam gërëm leen li mooy li leen andiloon tey ci seen Total Local jox leen dig daje altine incha allah beneen gox beneen invité. koñ yoo xam ne dinañ ci waxtaan ci mbirub local 2022 yi la léegi-léegi ñu seetaan doon publicité rajo si ci xibaaru 19:45 yi ànd ci ak soxna Awa Diop seen jox leen dig daje altine incha allah jërë ngeen jëf